ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey rek dañu wax ci yoonu Sénégal ak cas yoo xamante ni ay semaine moo leen séparé yii ay cas similaire la maanaam dossier yoo xamante ni ñoo ndiroo personnage yi dong ñoo soppeeku mais ni leen yoonu Sénégal traité bokkul. benn mooy coow li doxoon diggante maître Moussa Diop ak nouveau directeur général bu Dakar Dem Dikk mu amoon taxawaay bu ci yoonu Sénégal amoon ni mënu koo àtte parce que Omar Boun Khattab magistrat la. magistrat boo xamante ni moom dafay politique sumi na toojam sànni fële mais quelques semaines après yoonu Sénégal dal di weddiwaat boppam ak beneen cas bu concerné beneen magistrat muy Souleymane Teliko ak Madiambal Diagne ndax bii yoonu Sénégal moo ne Madiambal Diagne mën nga topp ci yoon Souleymane Teliko bi nga xamante ni waxuma la nekk magistrat bi mu doon di ko exercer en tant que juge mais moo jiite kulli magistrat biir Sénégal muy benn 2 pas 2 mesures dañ ci revenir ak mbir yi nu mu demee. beneen cas bi dafa concerné ay acteurs médias sénégalais yoo xamante nii kenn ki lu ne dégg na ko semaine yi weesu ñenn ñu doon ko taxé de sàcc ba tuumaal ko kuy jéem a discrédité yoonu Sénégal yàlla àtte ba mu demee tribunal point boobu noonu ñu ko doon toppee dugal ko ci dossier am ngir mën koo suuxlu dañ ko tege ko nële ndeke li ñu bëggoon mooy tëjlu ko pour régler ay compte personnel 3 weer yoo xamante ni daf koy tëdd lañ ko daan alors que ka mu amee loon moom retiré woon na plaintam lii occasion la sax pour revenir ci naka la ñu sàkkalee pexe Pape Ndiaye lu garaaw a garaaw moo amoon ci dossier am ak ay nju njaaju doy waar. mais yàlla dafa def quelques semaines après dafa am keneen kuy liggéey ci média ni moom muy Ndiaga Ndour di rakk ci Youssou Ndour doon itam directeur de la télévision bu GFM dañ ko jàpp ak ay preuve ci pirater fréquence su beneen télé muy 2STV depuis 2018 ngir ñoom TFM mu ne dafay direct ñu koy toppee itam sabotage jaare ko ci xarala yu yees yi daañu ñëw ci mbir yi nu mu demee sans commentaire. ndax dossier bi doonte jibal nañ ko tey ñun mais dañ ciy tey li tax ñu ciy tey mooy El Hadj Ndiaye ak Youssou Ndour yëpp ay conseiller présidence lañ kii ci wàllum culture lay conseil président kële ci wàllum audiovisuel wàllum télévision lay conseil njiital réew mi kon ku ci dugg rek wala di ci jéem a jël position amaana ëllëg mën nga ci am gàcce ndax mën nañ leen a woo ñoom ñaar ci ruqu ñu daal di koy régler à l'amiable mais li ñu intéressé ci dossier bi mooy fait yi daañ ci ñëw détail par détail ak ni mu garaawee buñ ko comparé ak Pape Ndiaye bi nga xamante ni dañ ko bëgg a sacrifier ci problème boo xamante ni mënoon naa sax bañ a yegg tribunal mais yàlla dafa def quelques semaines gannaaw kaam ak niñ ko singilee woon beneen naataangoom ci wàllu média muy Ndiaga Ndour dafa def ay mbir yu yéeme yoo xamante ni jegewul sax xaajaatu xaaj li ñuy tuumaal Pape Ndiaye mais moom Ndiaga Ndour dañ ko déglu bàyyi ko mu jibi ndànk placé ko sous contrôle judiciaire na ko chaque mois del ñëw signé ñu xam ne génnoo réew mi. lii di ñu interpeller encore une fois ci yoonu Sénégal ak xar kanam bu jéggi dayo bi mu jël depuis un certain temps li garaaw mooy mu njëkk yoonu Sénégal moo doon jël ay décision ñu koy contester di ko weddi mais léegi yoonu Sénégal ci boppam mooy def ba noppi daal di weddiwaat boppam en l'espace de quelques jours moo tax ñu bëgg ci nay leeral pour ñu gëm ne ba tey Sénégal du ko yoon la pour ñu gëm ne ba tey sénégalais yi ñoo bokk même traitement bu ñu demee ci yoon ñu taxaw ci ak benn analyse comparative ci dossiers yi fi xew lu yàggul dossiers yoo xam ne ñoo ndiroo yeneen yoo xamante ni la ñuy toppee keneen ki moo gën a yées la ñu toppee diw mais traitement yi bokkul dafa am xaj ak seen ci loolu la ñu bëgg a taxaw tey. moom en âme et conscience xam ne exercice yi ñu def Dakar Dem Dikk dégg bi ngeen c'est des exercices négatifs maanaam mooy nga yebal sa doom ne ko demal jàngi mu ñëw jël rang bu bon kooku su taxawee ci digg quartier bi naan je suis un bon élève su ko fa ay waajuram fekkee la ca war xam ne les pertes aujourd'hui c'est presque 30 milliards ak dette yoo xam ne mi ngi 30 milliards virgule 6 waaye fii benn litre carburant ba muy def mu yore loon benn entreprise bu ñuy wax Total di jege bor bu jege bu mag 1 milliard. te ñu gis ne am na plus de 200 agents yoo xam ne ñu ngi doon fay te ñu ngi ci audit bi te ñoom jox ay emplois fictifs qui doit en répondre devant les juridictions. ñoo ko déggandoo moom Omar Boun Khattab Sylla nekk directeur général Dakar Dem Dikk doon def bilan Moussa Diop bi nga xamante ni moom moo ko remplacé ci bopp këru liggéeyukaay boobilee Omar Boun Khattab nag defoon ay révélation yu doy waar benn mooy bor yi fa Moussa Diop bàyyi ñaareel bi mooy yorin gu bon ñetteel bi mooy emploi fictif maanaam ñoo xam ne chaque mois dañ doon fayeeku te kenn mësu leen gis Dakar Dem Dikk ñuy liggéey ba noppi nag moom Omar Boun Khattab ne dafay topp Moussa Diop ci yoon ñun sax loolu lañ doon xaar ndax Dakar Dem Dikk ñun sénégalais yi ñoo ko moom benn këru liggéeyukaay la boo xamante ni ñun sénégalais yi suñu xaalis moo ciy dem di ko doxal far nag Moussa Diop bi ñu tuumal yombal ko mbir yi moom Omar Boun Khattab def li sénégalais yëpp bëggoon mooy dossier bi ñu mën ko leeral ci wàllum yoon Moussa Diop daal di porter plainte directeur Dakar Dem Dikk bu bees bii pour diffamation
maanaam mu indi ay preuve ci tuuma yu mu tekki ndoddam. gannaaw gi moom Moussa Diop defoon na conférence de presse ngir teggi tuuma ba ci noppee la ko yóbbu ci yoon plainte baa nekk nii ngeen seen. mais lan la yoonu Sénégal décidé dañ ko ne yow Moussa Diop amoo droit yóbbu ci yoon Omar Boun Khattab Sylla parce que moom Omar Boun Khattab magistrat la. magistrat boo xamante ni moom newul ci tribunaux yi nekkul ci cabinet d'instruction yi maanaam dañ ko détaché ni ko moment bii nekkatoo magistrat parce que yaa ngi ci wàllum politique ba ñu nommé la directeur général benn këru liggéeyukaay nguur. kon moom instant yi exercé wul métier bi di magistrat ñu ne Moussa Diop mënoo ko topp ci wàllum yoon parce que magistrat la. ñu dawal quelque temps benn waay bu ñu naan Madiambal Diagne tuumaal beneen magistrat di wuyoo ci turu Souleymane Teliko di ab juge teg ci yamu ci mais moo jiite mbooleem magistrat yi nekk Sénégal. Madiambal Diagne teg ci kawam ay tuuma yu doy waar ne dafa doon jot ay per jëm ci lu jaarul yoon ci affaire Hissène Habré bi ba moom Souleymane Teliko yóbbu ko ci yoon. Madiambal Diagne dem tribunal nekk fa di wiiri ndekete lam doon tuumal Souleymane Teliko yépp dara newu ci dëgg. moom Madiambal dafa nekkoon en mission pour yàq deram parce que Souleymane Teliko kenn la ci magistrat yi nga xamante ni dañuy sàkku ci Sénégal yoonu Sénégal mën a moom boppam ba président bi dootul dugal loxoom ci ay dossier di xool ku muy teew ku muy bàyyi. moom Souleymane Teliko bokk ci magistrat yi nga xamante ni loolu mooy seen xeex ñu daldi nag yónni Madiambal Diagne ngir mu yàq deram ba Souleymane Teliko dootul crédible ci bëtu sénégalais yi pour ñu ne Souleymane Teliko ak yeneen magistrats yi ñoom ñëpp a yam corruption la ñu dundee. lii moo garaaw léegi Sénégal ku jóg léegi pour xeexal dëgg faaw ñu jéem laa tilimal pour yow dootoo tekkeeti dara maanaam dafa am ñu taxaw temm pour ne Sénégal du baax. lii faaw doomi aadama yi xam ko parce que ni réew mi bindoo ci yàqu-yàqu dafa am ñu mu arrangé dafa am ñoo xam ni système bi ni mu mel mooy niinal seen ceeb ndax ci la ñuy mën a tëggee seen dil. léegi Teliko daal di yóbbu Madiambal ci yoon ñu daal di koy daan moom Madiambal 3 weeru kaso yoo xamante ni daf ko war a tëdd ngir tappale ak wax lu dul dëgg waaye tamit yàq deru jàmbur ci loo xamante ni tegoo ko fenn. Madiambal Diagne ba tey jii nekk benn prisonnier ambulant boo xamante ni ba tey mi ngi taxawaalu ci mbedd Ndakaaru yi. léegi kooku noonu muy Madiambal moo wëlbatiku gannaaw bañ ko joxee toroxalam ci wàllum yoon ne ko bàyyil sos ak wax lu dul dëgg mu ne nemm ne xaru yar moo ñëwaat tey ni yaay dafay porter plainte Souleymane Teliko parce que Teliko daf ko waxoon ni yow Madiambal mercenaire nga maanaam koo xam ne dañ koy yónni pour ay mission yu salte. Madiambal Diagne ne daf koy toppee wàllum diffamation kon xam nga kii moom amul jom. mais lan moo gën a garaaw ministère bi ñu dénk wàllum yoon bi bañoon Moussa Diop topp Omar Boun Khattab Sylla fa mbaxane doonee benn parce que nee nañ Omar Boun Khattab magistrat la même ministère boobu noonu te njiit bi di Malick Sall moo jox autorisation Madiambal Diagne autorisation baa nekk nii ne ko mën ngaa topp Souleymane Teliko ci yoon. kan mooy Souleymane Teliko waxuma la magistrat bi mu doon mais mooy président mbootaay gi ëmb mbooleem magistrat yi nekk biir Sénégal ba noppi di exercer métier en tant que juge. mais fële nag ci beneen wet mu am beneen magistrat boo xamante ni exercer wul métier actuellement daf ko fa bàyyi sumi toojam dem di politique ñu ne kenn amul droit topp ko ci tuuma yi mu teg ci Moussa Diop muy xaalisu Sénégal te ñu war koo leeral. mais ci beneen wet mën nañ topp koo xamante ni moom magistrat dëgg-dëgg la politiqueul bokkul ci mouvement mi ngi liggéeyam doon àttekat ñu ne kooku moom mën nañ ko topp. lii yéen sénégalais la ñuy bàyyi ngeen jàngatal ko seen bopp dafa sa xoromu. nga jël aussi kaw Pape Ndiaye bokk na ci kaay ñu gën a choqué ci dossier wu yoon yi fi mujjee jaar jamono yu weesu. ba mu jibee au début dañ ci màndu woon ndax li ñu jàppoon mooy Pape Ndiaye bu fekkee ni dafa jote ak beneen sénégalais boo xamante ni dañ ko yoreel kooku am na droit sàkku ñu fay ko xaalisam ndax ñoom ñëpp ay doomi Sénégal lañ waruñ ci am xaaj ak seen. mais ba ñu demee ba remarqué que ni ñu ngi ciy dugal wàllum règlement de compte di ci faj mer ci lañ ci defoon vidéo mun ngeen ko suivre ba tey mi ngi disponible ci chaîne bi. ñu ne leen Pape Ndiaye ñi mu joteel nangu nañu def médiation maanaam dindi seen plainte ndax Cheikh Niass dox na ci ay tànk. lii yoonu Sénégal moo ko maye maanaam bu ay doomi aadama jotee balaa ñu yegg tribunal ñu daal di waxtaan biir police déggu ci benn mbir ku nekk dem sa yoon. mais procureur Bassirou Gueye moo bañ loolu. mais comme que bu defee loolu dafa jalgati yoon ndax yoonu Sénégal moo maye li ñu woowee médiation mu daal di yokk ci tuuma yi ñuy toppee Pape Ndiaye tentative de porter le discrédit sur les institutions maanaam ku jéem a yàq deru institutions yi nekk ci biir réew mi. vidéo bi ci defoon waxoon nañ leen ni lii nii mënuñu koo toppee Pape Ndiaye ndax deful dara luy nasaxal benn bànqaasu réew mi. ñu doon jaay expert en droit jamono jooju parce que réew mi dafa bëri ñu mën garaawlu di jéem a justifier tëju Pape Ndiaye di ko laayal. bëggoon nañ leen gis tey ci vidéo bi ñu commenté. Pape Ndiaye ba mu demee tribunal dañoo dindi ndànk tuuma bi ñu tegoon ci moom ne dafay discréditer institution wu réew mi dañ ko tege ko nële
toppee ko dong li ñu wooyee wàllum ju njaaj bi nga xamante ni moom ba tey nanguwul ni moo ko def te problème boobu noonu nee naa leen mënoon nañ ko régler police ndax plaignants yi nangu woon nañ ñoom retiré wu. est-ce que yéen a ngi comprendre bu baax piège bi seen objectif moo nekkoon waa ji nañ ko yóbbu tribunal pour faj mer naka la ñuy fajee mer mooy comme que wàllum xaalis bi mu amel ñi porté plainte ñu ngi koy jéem a régler am nañu taxaw pour fay ko te bu loolu amee duñ ko mën a defeere médiation lay doon ñu daal di nag yokk ci dossier beneen tuuma bii tax ñu mën ko yóbbu tribunal mais buñ ko defeeree ba noppi ba war koo àtte ñu daal di dindi tuuma boobu ndànk ci dossier am toppee ko dong boru xaalis bi nga xamante nii mënoon nañ ko saafara trouver ci solution fële ci police ku nekk dem sa yoon noonu lañ ko àttee tëj ko 3 weeru kaso pour ay règlement de compte parce que moom Pape Ndiaye dafa yàgg a wax ni yoonu Sénégal ci corruption ak mbiru yaama neex lay doxee. gis nga justice sénégalaise tey bu yàqoo le duo Serigne Bassirou Gueye Samba Sall ñoo yàq justice Sénégal ça je le dis en toute responsabilité c'est-à-dire que le doyen des juges c'est un juge indépendant. nekkul ni lu procureur sàkku ci moom daf ko war a def. boo demee tribunal xam nga dañu yenn juge d'instruction dañ leen di wooyee substitut procureur. koo wax ma ne la non doyen des juges moom mooy premier substitut procureur lu ko procureur demandé da koy def. justice Sénégal tey bu yàqoo le duo procureur de la République doyen des juges ñoo yàq justice Sénégal parce que traitement yu yenn dossiers yi dañuy gis ni nga xamante ne noonu lañ koy defee dañuy weñ seen loxo lu exécutif bëgg moo am et que par exemple sax justice day am problème pour décider la plupart des choses sont nu mu tuddati décidées depuis le palais. lii lañ ko jàppaloon am occasion nag ngir nee nañ dañ koy toroxal maanaam léegi yoonu Sénégal dañ koy utiliser pour faj mer ngir régler ay problème personnel ngir régler ay compte ñu dawal quelques semaines ba tey ci ñi nga xamante ni ci wàllu média la ñuy yëngu benn cas opposé 2STV ak TFM ndax comme que Sénégal amul satellite lii xam naa njeexitalu jàngat bi ñu defoon ci Maram Kairé la ak lan moo tax nguuru Sénégal war koo jàppale dooleel ko comme que suñu réew amul satellite suñu télévision yi bu ñu bëggee dafay direct faaw ñu fay ay société bitim réew yoo xamante nii dañoo disposer xarala yooyu ngir ñu jaay leen ay fréquence ñu mën di ci jaar ngir def ay direct ci dooree la 2STV jënd fréquence ci société bu ñu naan Eutelsat di fay ay milliers d'euros par mois mais depuis 2018 ñoom 2STV seen direct yi dafa am ay problème ba yenn promoteur d'événement yi ak yenn structures yi ak woykat yi tàmbali daw seen chaîne parce que direct yi baaxatul ndekete moment boobu noonu TFM ñoo doon pirater seen fréquence yi nga xamante nii dañ ko jënd ñoom waa 2S ba noppi ñoom waa TFM di utiliser ay xarala yu am doole yu ñu naan ay brouilleur yoo xamante ni dafay affaiblir directu 2STV yi pour ñoom ñu mën a jàllale seen bos. Eutelsat di société bi jaay 2STV fréquence ngir mu mën di dafay direct moo remonté ci historique yi gis ni TFM ñoo doon pirater système 2STV ngir mën di jaarale seen i direct te TFM moom bindul fréquence ci ñoom. pour leeral li gën a simple mi ngi mel ni nga jënd connexion internet 5 giga ngir mën a connecté wu ndeke am na ko xam sa code téléphone ak say code secret ba saa yoo génnee mu daal di jël sa téléphone transféré boppam ay giga ci téléphone am effacer message yi yëpp ngir doo gis benn trace ba yow saa yoo connecté woo automatiquement say données dafay gaaw a jeex te doo xam lu ko waral nga woo service client son opérateur ngir expliquer leen problème bi ñu defal la benn rapport ne la bés sangam heure sangam sa téléphone envoyé na nangam giga numéro sangam bu ñu identifié ci turu diw nii la TFM doon def ak 2STV ba noppi nag di proposer ay partenaire am ñoom waa TFM moo xam promoteurs yi artistes yi yeeg ñi nga xam ne dañu bëgg def ay direct TFM di leen proposer ay prix yu yomb parce que ñoom effectivement li ñuy dépenser du bari ndax duñu jënd fréquence dañuy pirater. donc bu ñu sukkandikoo ci fee yi li xew mooy benn piratage maanaam utiliser ay méthodes yu yoon di aaye ngir sàcc yëfi jàmbur ñaar mooy sabotage industriel maanaam xam luy faiblesse su ñi nga bokkal secteur say concurrent ba noppi di ko jëfandikoo ngir gàkkal seen activité yàqal leen pour public bi wan leen ginnaaw topp la yow. ñetteel bi mooy concurrence déloyale wujje boo xamante ni dafa salte amul éthique ba tax na ñu téewoon Ndiaga Ndour di directeur service télévision bu GFM ay tuuma yu 10 a 10 tegoon ci ndoddam tuuma yoo xamante ni kuñ ko toppee war nga tëdd ay ati kaso ba noppi fay ay millions yoo xamante ni dafay yemoog la nga yàqal liggéeyu jàmbur ngir ñu mën koo réparer mais barki démb la ñu xabaar ni moom Ndiaga Ndour bàyyi nañ ko dañ ko placer seulement sous contrôle judiciaire maanaam chaque ajuma bu njëkk ci weer wi dafay dem signer daal di wane ni moom mi ngi Sénégal génnul lii moom nee naa leen duñ ci sori dañ leen di raconter fait yi rek ku nekk def sa propre interprétation. lii nag liñ ci mën a jàpp mooy boo bëggee mucc ci yoonu Sénégal amal foo féete d'abord yoon daf fi nekkal ñaari xeetu doomi Sénégal yoo xamante nii
kii bu defee njuumte lu mu ndaw ndaw duñ ko may dara dañ koy tëj wala bu deful dara itam mais am yenn position yi di déranger nguur gi dañ koy fexel ngir noppiloo ko mais boo faree ak beneen camp maanaam côté nguur gi moo xam nga am fa baay yaay nijaay bàjjen mag wala rak wala ngay liggéeyal nguur gi ci beneen wet yow tojal dëkk bi taalal Sénégal tooñal ku la neex doo mës a xam lan la kaso di saf ndax président la ñuy woo président woo procureur woo juge wala commissariat wala brigade ñu bàyyi la en quelques heures nii la yoonu Sénégal di fonctionner schéma baa nekk nii ngeen di seen lii mooy yoonu Sénégal même bu ñu ñàkkee pexe ba jàppale itam boo dee borom doole wala sa mbokk jege nguur gi wala yow ngay partenaire nguur gi même bu ñu ñàkkee pexe ba jàpp la pour daw pression population bi coow li bari dañ lay tëj fu nooyo nooy bàyyi ba yenn événement yi am ñu daal di lay gracier nga ñibbi sa kër. nan wax nga dëgg te yàlla moo tax la loi c'est pour les baadoolo. kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.